Ousmane Wow. bés bi wuyu na borom lii lépp kan la Boubacar bu ma la laaj lii lépp kan la nga may wax lii lu rëy la ndeysaan Jibril Jongo ngi noonu accompagné de Modou Samba ñu ko naan Cembu Jongu mu ngi noonu ndeysaan Jibril Jonga ngi noonu Jibril Jonga ngi noonu
asalaamaaleykum waa Gorom 1 asalaamaaleykum waa Den waa Kagnack waa Gorom 2 waa Bambilor la commune de Bambilor d'une manière générale. Daouda Diong, le président du mouvement Repère, est futur candidat aux élections locales de 2022 Inch'Allah. Ah, li may tàmbalee nag ay kàddu yu gërëm la sama xol tooy na trop gërëm naa leen sant naa leen yàlla mooy fay yiw yàlla na leen yàlla fay yiw mais nag dañuy waxlante ay dëgg seen bopp ngeen di liggéeyal ndax man li may wut nii du nguur. xam nga les gens ont l'habitude de dire que waa nguur gi loolu du wax bu jaadu ku ñu dugg ci ay urne fal la ab surga nga da nga war a yoral askan wi seen alal na mu jaadoo na mu ware nga nekk seen taalibi nekk seen surga man de incha allahu bu fekkonte ne nguur kese la yàlla wërsëgal na ma lu ma mën a nguuroo su ma waxee dëgg rek te yàlla tax. la ma wax den léegi rek amul benn peuple bu bon askan bu bon amul mais ñi leen di jiite ñoo leen tax ñuy bon yenn bon yi ngeen baal ma ci kàddu yi mais ñoom ñoo leen di transformer parce que it li ñu naan ku lan sa sànqal ku la ëmbal sa cere wax leen ko ma dégg voilà loolu kese la parce que nit ki tamit su fekkee dafa nekk ci ay situation amul dépense amul dara nga ñëw tendre que 10 000 tendre que xaalis bu mu mën a doon mais da koy jël parce que yow yaa ko transformer situation boobu noonu te dama ne zone bi ñu nekk nii muy la zone la plus privilégiée au Sénégal je répète fii ñu nekk nii di Bambilor c'est la zone la plus privilégiée de par sa potentialité le foncier. L'agriculture, la Grande Côte pour faire le tourisme, l'agriculture, l'élevage, parce que conditions yu baax ñoo fi nekk pour ñu mën a def ay élevage parce que ganaar yëpp fii la ñuy jógee pratiquement mais lan ngeen constaté ñu ngi daggate suuf si yëpp di ko def ay kër dëgg la dañuy soxla dëkk mais dañ ko war a accompagner ak ay activités parce que nit ki boo ko wooyee pour mu dëkk. il faut nga utal ko lu mu liggéey sinon que fii lay jógee dina day dem Dakar uti ji liggéey tali bi benn tali fi am gis ngeen li fi nekk l'embouteillage donc dafa am lu jar ñu alarmé wu wax wuyaay yooyu
dafa am lu ko jar lii ko jar nag moo ma tee nelaw ba ma teg mouvement bi ni li fi nekk dafiy jóge te dafiy jóge par la force. ma ne ñun ay baykat lañu fii ay baykat ñoo fi nekk mën nañoo jàng nag nekk ay ingénieur nekk ay docteur nekk ay enseignant mais ñun suñu identité bay la suñu identité bay la dañoo war a conserver suuf si pour ñu continuer di ci bay autorités yi fi nekk ñoo gën a mën a def ay démarches pour que nit ñëpp am ay compteurs nit ñi am ay tool ñenn ñi continuer bay ku bëgg a jaay nag nga jaay y a pas de souci mais am na ñoo tamit ils veulent conserver leur terre pour continuer di ci bay di ci suturloo ndax loolu lañ am te loolu mooy dëgg donc li ma leen di wax budget bi passé sunu gars yi nga xamante ni ay caaxaan rek lañ fi nekkee dañoo voté xaalis bu bëri du ñu ñëw fii di wax ak yéen di leen wax un projet am ma dama lay may terrain commencé nañu ko am na jeunes yi ñu commencé rocci kaay ma may la terrain lan nga bëgg ma defal la ko mais est-ce que kooku fas yéene na taxaw pour indi un développement réel déedéet ku commencé di rocci ay nit naan kaay ma may la terrain kaay ma may la xaalis kooku dimbaliwu leen nit ki bu la bëggee dimbali dafay créer ay conditions yoo mën a lijjanti la sa bopp liggéey nit ki bu la bëggee dimbali dafay taxaw suñu sayam ba nga xam ne waa dëkk bi ñoo ko fi def ñoo génne seen xaalis parce que dëkk bi la raw mooy dëkk bi la ëpp ay cadre dëkk bi gën a am représentativité loolu il faut ngeen xam ko te gars yi dañoo bëgg a nasaxal seen doom yi bëgguñu ñu jàng ñun suñu priorité il faut que xale yi jàng il faut que nit ñi am fu ñuy accoucher de très normal toujours ñu yeb fii maire yi ñuy ami doom ñu leen di yóbbu feneen parce que amuñu ay matrone fii la italien yi indi matériel boo xamante ni mu ngi nii baax ba dee 12 millions mënaguñ ko utiliser depuis 6 mois depuis 7 mois on peut rien faire dama ne fii kenn am fi pouvoir yéen population yéen am pouvoir parce que yéen a yor seen carte yéen a war a décider fii benn politicien waru fi décider c'est la population qui doit décider la population elle est souveraine dañoo libre dañoo war a jël les choses en main surtout la jeunesse jël leen les choses en main seen avenir yéen a ko yor kenn du leen ko décider yéen a koy décider seen bopp donc ñu nekk ci politique bi ma ne tàmbali nañu caaxaan amul fii sawuñu dañuy dem mairie bële ña fa nekk ñu déloger leen dem dugg ci biir mënuñu ci dara par A ou par B repère ku ci bokkul xiir gi da lay dal repère ku ci bokkul xiir gi da lay dal donc may gërëm les médias Bambilor Actu maa ngi leen di gërëm ci seen taxawaay nee naa je répète toujours ça médias yi ils ont une mission prophétique parce que da ngeen di jàllale message naka yonent bi daan defee naka Iisaa ibnu Maryam daan defee donc seen rôle il faut ngeen xam ko waru leen nangu ku leen di corrompre maa ci jiitu nag maa ci jiitu un journaliste ne doit pas être corrompu il doit être du côté du peuple journaliste dafa war a jàppale askanam di joxe la bonne information donc ci loolu dinaa ci gërëm Lassana gërëm ci Badiane ñi nga xamante ni ñu ngi ciy liggéey ju baax Alassane Faye donc pour revenir aussi waa Gorom de waa commune de Bambilor sant naa leen gërëm naa leen yal na leen yàlla fay taxawaay bi rafet na mais le combat démarre dañuy soog a commencé bëgguma sentir ci kenn ak coono parce que man mi lu mu laaj ku leen nar a attaqué si sama kaw lay jaar ku ma nar a attaqué na jaar si seen kaw pacte boobu laa seexe ak yéen
nañu ko signé mu leer ku leen nar a attaqué ci man mii lay jaar ku ma nar a attaqué na jaar ci seen kaw asalaamaaleykum wa rahmatullah compétence